Ndoye ñu ngi lay gërëm bu baax di la remercier ci li ñu accueillir ku ne xam ne nit ku ñàkk jot nga dañ laa mujjee këf si diggante ñaari émission yi ñu lay gërëm ci loolu ñu bàyyi la nga nuyoog internetu inforewmi.com. waaw jaajëf maa ngi nuyu waa inforewmi.com di nuyu seen internet yi ñëpp du nuyu waa Sénégal yi ñëpp fu waay mënti nekk di seetaan site internet bi di fa internet rek ñu ngi lay ñaanal jàmm kii seetaan vidéo bi maa ngi koy ñaanal jàmm. di ko ñaanal waa réew mi ak fu mu mënti nekk ci Sénégal rek di ñaan yàlla ñu yàlla may jàmm may ko jàmm ci réew mi may ñu nawet bu baax sàmm geeg tey baykat yeeg ñëpp rek yàlla may leen xewal ak ndoxum jàmm ak salaam waaw. Ndoye sa journée lan la c'est-à-dire que boo yeewoo ba ci guddi gi sa liggéey TFM rajo bi parce que on te voit partout sa emploi temps lan la si journée bi. non on ne me voit pas partout dañ may dégg fu ne dañ may dégg mais duñ ma gis. dox ba daje yow mi ba ñu gëjee gisanteeg léegi defe naa mu léegi mat ñetti at te ñoo ngi déggante dañ may dégg ci rajo bi di ma gis ci kii bi mais man ku bari réseau laa ku bari ay antenne laa waaw mën naa toog fi ma toog di jot ay xibaar yu wér nag laa wax su ma neexee déplacé wu dem uti xibaar bi mën na ma wut et puis am naa ay correspondant partout au Sénégal partout xibaar bu xew ci benn dëkk ci saa si à la minute laay jot xibaar yi. mën naa ni bon dama ni maa gën a informé ci réew mi de mais bokk naa ñi ëpp information Sénégal. donc man sama kii mooy su ma xëyee suba gérer sama ay xibaar yi ma yor def xool ba xam saytu ko daal liggéey ci soo ma fi jógee dem télé ba liggéey ci la ma war a liggéey ngoon gi soo ma gisul nag ci télé bi ak rajo bi gisoo ma déggoo ma moment boobu laay liggéey nag. waaw ci lay liggéey maanaam lee da ngay def émission yi. mais soo wàccee ci rajo bi wàcc ci télé bi ba pare xam nga nit ñi gisatul la déggatul la yaa ngay liggéey loo xam ne moom nga war a liggéeyee suba maanaam contenu bi nga war a joxe suba ak ginnaaw suba ak ginnaawaat suba moment boobu moo gën a metti parce que man du ma nelaw guddi sama nelaw daanaka 17h 18h 19h ba 20h man heure bi nit ñi tëdd laay yeew heure bi nit ñi di tëdd heure boobu laay yeew te heure boobu la dëkk bi neex. waaw d'accord tey jii Sénégal booy wax ñi nga xam ne dañuy traité ay faits divers automatiquement dañ lay xalaat yow keneen ko fi defaa sax dañ naan kii Ndoye Bane lay toppandoo deuxième Ndoye Bane troisième Ndoye Bane lan moo tax choix boobu noonu pourquoi Ndoye Bane jëlul choix nga ne man damay waxtaan ci diine wala damay waxtaan ci politique mais daal faits divers diw ëmbal na diw biiral na diw nangam yu garaaw yooyu noonu nga xamante ni Sénégal amuñu habitude di ko dégg. non ay affaire la yuy am ci biir dëkk bi rek ñu koy nëppal dëkk bi dafa bari woon ay nëppal xam nga ku ci nekk ak sa spécialiste te man bi ma ñëwee ci milieu bi dama gis ku nekk dama gis yëpp gars yi maanaam branche yëpp gars yi saturé ma wut sama yoonu bopp man dama wut sama yoonu bopp wut sama style bopp moo tax soo xawee def lu mel ni li may def ñu naan la Ndoye Bane lay toppatoo wala nangam am na ñoo xam ne ni ngi koy nangu am na ñoo xam ne nanguwuñu ko mais bon su la nit di toppandoo ba ciy fayee ko kay sant yàlla la su la nit di toppatoo di la toppandoo ba ci am dara waaw kooku sant yàlla lu baax a baax la nañ toppandoo bu baax a baax waaye nañ ko jéem a sell rek tey fexe di wax dëgg muy metti nañ wax dëgg mu naqari nañ wax dëgg su leen ñëpp contraire te li ngay wax doon dëgg taxawal foofu wax dëgg rek te yàlla tax 20 ans maa ngi ci presse bi di liggéey télé di liggéey rajo kenn musuma porter plainte kenn musuma démentir mën nga maa démentir nii nag ci tàng bi ma wax dara nga weddi ko 1 mois weddi ko quelque temps après mais da ngay gis ni la ma waxoon mooy ñëw bari na ay affaires yu ma fi wax nit ñi weddi woon ko mais déggaatoo ci dara waaw donc man li may faral di wax sama wax jalu muus la soo ko wàqee dem raxasu ji xibaar yu wér te wóor laay def jomm na maa joxe fausse information waaw. 20 ans de carrière c'est vrai que lu yàgg la macha allah est-ce que amul benn mois boo xam ne mës nga joxe benn information après ci biir nga sant li ma wax ni ëpp na nekkul woon ne lu ñu war a mën a wax la ci publiquement. mën na maa wax lu ëpp nag ba ñëpp ni Ndoye wax na lu ëpp mais su ma waxee lu ëpp ba ñëpp Ndoye wax na lu ëpp ba ma xam ne man sama famille man nag may gis nii magum jëm laa mais sama famille dañ may tàjje ma yedde su ma waxee loo xam ne jaaduwul damay taxaw ci rajo bi ne la ma wax démb kat jaaduwul maa ngi jéggalu man jullit laa mën na maa joxe benn xibaar na ma ko joxee tàng trop mais dëgg lay doon mais xam nga Sénégal dafa am yoo xam ne soo ko waxee ñu ni waa dafa ñàkk kersa war a koo noo xam di waa li nga wax dëgg la sax waaw tu as raison mais wax nga dëgg waaye
xam nga loolu la ñuy day am souvent mais puisque Sénégal lañ nekk da nga am ay mbokk am ay famille am tout yenn saa yi nga wax loo xam ni xam nga du leen neex et tout mais man li may wax daal mu neex nit ñi ak mu naqari nit ñi noo doon dëgg kaani la man nekkuma fi di raayin ma Samba wala may raay ma Demba li may wax noo doon dëgg juste et vrai. loolu xëy na dina am ñu ko nangu mais ñu bëree bëri dinañ ko bañ parce que dañ ne lépp loo xam ne dafa laal président Macky Sall lépp loo xam ne c'est favorable au président Macky Sall Ndoye Bane da ciy ànd. lépp loo xam ne nag moom àndul ak xëy na doxalinu wala gis-gisu président Macky Sall Ndoye Bane du ci ànd ndax loolu dëppoon na ak sa liggéey bi. boobaa yaa ngi wax ak Ndoye Bane politicien xam nga far dafa metti yaa ngi wax ak Ndoye Bane politicien. ak Ndoye Bane ki nga xam ne animateur la reporter su may def sama affaire animation reporter ça n'a rien à voir ak affaire politique damay def sama ay reportage def sama liggéey normalement mais ci biir émission bi nag suñu ma ci jokkaase ci affaire politique fa ma dëkk dama fay politique. loolu dinañ ci ñëw léegi. waaw te koo faral soo faralee nit mënoo ko nëbb man mënu ma nëbbatu xam nga Sénégal lu ñu war a bàyyi. seetlu li ma la wax si tu es un journaliste bu contre pouvoir bi am na ci ñenn ci askan wi dañ naan journaliste bu aay la seetlu woo lool su fekkee dafa contre nguur gi dañ naan ko aay la mais su fekkee dafa xaw a favorable ci nguur gi dañ naan xamul dara quelque temps après su changé plume dem ànd ak opposition bi ñu ni dafa aay ci diggante bi donc. C'est pas parce que da nga contre nguur gi que da nga journaliste bu aay nga que da nga faral nguur gi que journaliste doo aay gis nga chacun est libre faral ku ko neex sunu borom sax dafa far yàlla sunu borom dafa sàkk ay yonentam am kum faral donc ñun ay doomu aadama lañu man ku ma neex laay faral ginaaru kenn nenu ma ba may jàng dërëmu kenn demu ci ku dul samay waajur fu may far ak fu ma du far ak ku may campagnal ko ku ma dul campagne ak lu may wax ak lu ma dul wax loolu man la engagé yow mais faral fi nga far mais pourquoi nga bëgg bañ man ma bàyyi la ak fa nga far ba pare man bay bañ ma far pour la du ma far. xëy na peut-être que position yi moo du bokk bu fekkee Ndoye Bane bu waxee nit ñi déglu ko donc vraiment war na neutre ci position politique. position bi ma nekk maa fa yóbbu sama bopp. ginnaaw yàlla ak yonente bi ak samay waajur position bi ma nekk man maa fa yóbbu sama bopp c'est pas les mbojo qui sont ci internet bi que ni ñoo may wax fu may xool ak fu may liggéey fu may far ak fu ma dul far quand même nit ñi gars yi dañ leen bàyyi xam nga Sénégal boo ci mënti def dinañ wax soo faree dinañ wax soo contré dinañ wax xoolal bi la arrangé bi nga gis sa bopp nga nekk ca te dox sa dox jaamu ni ñooy te bul gestu doxal sa dox te dem. Ndoye ñu bëri jàpp nañ ne faral gi nga faral président Macky Sall du bilan boo xam ne def na ko fi bu tax nga mën ko apprécier mais xëy na xaalis bu mu lay jox oto bu mu lay jox kër gu mu lay jox oto moom am na bu ñu teg suñu bët xamuñu ba xam moom la gars yi di waxam déet gars yi ñu noonu di nga gis ci image bi Ndoye waaw maanaam président Macky Sall jox na la oto jox na la kër jox na la xaalis bu dul jeex. waa Pire li leen loolu nit ñi wax nañ ko ñëpp dégg na yow mii dégg nga ko xam nga dégg nga ko ba tàyyi waaw tey loolu noonu maanaam xaalis boobu nga xamante ni xëy na jox nañ la ko te waroon dugg ci askan bi est-ce que tey li ngay wax da laa wóor wala ou bien da nga koy dégg damay laaj lu ma dégg la ñëw di ko laaj te xëy na am lu ma teg sama bët loolu fu mu jógee oto bi kër gi ku ni président Macky Sall jox na ma xaalis wala jox na ma oto soo ci dee sawara nga jëm képp ku ko wax Macky Sall président kër gi nag mais kër gi di sa kër gi ban kër sax ngay wax yow. bi nekk Pire. mais kër gi Pire laa dëkk kër man awuma kër sax Pire foofu sama kër papa la mais nag su fekkee xëy na ndax ñooñu di ko wax dañ ma koo yéene waaw xëy na dañ ma seen yéene googu yàlla na nangu man soo président Macky Sall mayee oto ma jël su ma mayee kër ma jël su ma joxee xaalis ma jël. loolu sax maa ngi koy ñaan yàlla na ko def président yàlla li ngi ñuy wax yàlla na ko seetaan sax nga yàlla ba dégg ko ba defal ma loor ngir yàlla ak yonent bi. li jaaxal gars yi Ndoye. mooy yow ku wokk président Macky Sall doo xool waaw mais est-ce que fara gi jotul nag benn instant yow comme ku soo waxee ñu dégg la nga ne bon lii waa jox awul ay la yéwén dëgg la
dama ne man lu ma gis ni dëgg la damay koy wax man moom faral la du tere ma wax dëgg de faral la du tere ma wax dëgg mais nag lu ma xam laay wax lu ma xamul du ma ci wax dara comprendre nga baax li mu la mais ñi nga xam ne nee nañ président Macky Sall damaa jox kër jox ma oto awaay ngir yàlla ak yonente bi yàlla na gis interview bi ndax mu jox ma oto kër ak passeport diplomatique ak xaalis wax dëgg yàlla. joxu la xaalis président Macky Sall. barke Seydina Mohamed joxuma xaalis joxuma kër xam nga président Macky Sall kañ la ñaari yoon laa ko mos a gis dëju sëñ Moustapha Cissé xalifa pur bi gaañu woon yàlla na ko yàlla xaare àjjana te dama koo séen ci bâche bi laa nekk mu ñëw ma séen ko de loin beneen bi mooy élection 2019 bi président yi ñëwee Pire ñaari yooyu laa mus a gis président à part ça mus toog ma toog musuma ko nuyu musuma nuyu ñun ci dëkk bi leen dëkk nag yow tam yàgg nañ ci dëkk bi yéeg a ko wàcc mais lu nit am rek lu nit yor rek ñu ni président Macky ko jox wala dee ko mais lan la affaire yi doo xam soxor la doo xam lu mu doon mais nit ñi waruñoo jëm kanam yéen dañuy bëgg nit ñi di delloo ginnaaw rek su nit solo lu rafet ñu ne dañ koo corrompre su jëlee solo lu rafet ñu ni góor jigéen la su dajee oto bu bees ñu ne franc-maçon la mais où est le problème mais nit ñi dañuy bëgg di dund jëm kanam ñun bëgguñu nekkuñu fii di dund di arrière de dañuy dund sol jasneer yu rafet yu neex. mais nañ bàyyi soxor. Ndoye sa digganteeg fondation Marème Faye Sall lan moo ci nekk yow da ngay liggéey fondation bi wala mu demee parce que gars yi nee nañ yow daal daanaka yaa seen porte parole li ngeen défendre dafa dem ba fës ba ëpp daal. merci beaucoup bëgg naa nekk nag seen porte parole bëgg naa nekk porte parole képp kuy def lu baax ci réew mi. fondation Siggil le Sénégal dañuy def comme man li may def ñëw nga ci télé bi fekk nga ma fi gis nga nit ñi niñ baree ci buntu télé bi ñëpp ku nekk ak sa cas ñii ay ordonnance ñii dañoo war a opérer ñii yaa leen gisal seen bopp ñii si ay location yu kenn xamul télé bi joxu leen ko kenn joxu leen ko man mii lañ ci yaakaar fan laa koy jëlee am na ay bonne volonté yu nekk ci dëkk bi ay nit ay privé yoo xam ne tey jii xam naa leen. su ma leen wooyee ni la kat dama am benn malade boo xam ne 100 000 francs moo koy faj wala 200 000 francs koy faj wala 300 000 francs koy faj yónnee la ko nga jël ko en charge faj ko parce que man xam naa am na fu sama loxo jote foo xam ne malade seen loxo jotewu ko fi ñu dem di dem ba service de Sénégal ñëw dégg li may def première dame benn yoon laa ko mos a gis CTO te suñu gisante matul 5 minutes à part ça damay yor plus de 300 400 500 malades. jékki-jékki première dame woo ma ñaata malade nga yor ma wax ko malade yi ma yor mu jël ci 100 wala 50 faj ñëpp ñooñu kooku du ma nekk porte parole faj ñëpp laa wax. benn intérêt boo ciy am. ban intérêt laa ciy am. xaalis bu ciy dese wala garab quand même non man loolu da nga koy wax ak ku xiif wala ku tiit loolu da nga koy wax ku laaj ku xiif wala ku tiit man tiitu ma xiifu ma ku ma xool xam ne man namu ma dara. man yàllaa ma natoo dimbali ay nit man bëggumaa gis nit ku sonn soo demee fa ma dëkk noonu lañ ma xamee noonu laa xamee sama baay noonu la mel samay waajur noonu lañ mel ci noonu laa juddoo dimbali nit ku sonn jàppale nit ma gis première dame di ko def moom muy def loolu di faj ay nit yu baree bari jàkka yi loxoom nga ci ginnaaw ci biir daara yi loxoom nga ci biir nit ñu feebar ñi loxoom ci biir gis nga bateau bi mu fi indi moom état Sénégal ak Abdoulaye Diouf Sarr mais loolu day dimbali ni du doole yi mais ku koy def loolu ñu ni bu ko kenn wax ñoom daal dañuy bëgg daal di fësal kuy def lu bon daal ñu lay fësal man nekkuma ci loolu. d'accord Ndoye ñu ngi lay jaajëfal wax nga ko sànq ci biir ne gars yi da ngay bëgg ñuy waxu góor jigéen waxu nangam ak nangam mais bu ñu lay déggee ngay wax surtout ci sa émission yi bëri les 90% sa émission yi da nga yaakaar ne Sénégal ñaar fi nekk Caga Dieng fi nekk góor jigéen tekkatu dil ñi. est-ce que loolu looy inventé di ko yokk la wala dëkk bee tollu foofu. non yow c'est que yaa ngi may posé loo xam ne yaa ma ko gën a xam parce que yow tim kon très bien yaa ma ko gën a xam Sénégal nit ñu baax ñee ëpp fuuf ay nit ñu baax fe ne seen réew mi c'est que internet beeg télévision yeeg yooyu ñoo xaw a am yu bari yu ñuy génne rek mais am na dëkk yoo xam ne soo fa demee duñ yëg ni sax li am na ci dëkk bi mais tamit alerte baax na ñun dañoo am jabar ami doom. te àdduna bi dafa commencé xam nga àdduna bi dafa gaaw il y a 10 ans lii xew nii am xewlu woon ay jamono doon naa fi def ay émission naa attention yaa saa góor jigéen a ngi fi am mais dañ doon wax Ndoye Bane day fen rek yàgg nga ko dégg
depuis ba Sénégal di dem Coupe d'Afrique ba Mali jamono yooyu laa commencé def émission ci góor jigéen yeeg lesbiennes yeeg yooyu naan leen attention yi am na luy ñëw am na luy xeeñ ci dëkk bi nangam ak nangam mais kenn gëwuma woon mais actuellement nii mi ngi nii jamono yooyu dañ doon wax kii dafa soof waruñu ko jox émission dafa ëppal li muy wax dafa ëpp li muy wax du dëgg patati man ma am na ay góor jigéen yu bari yoo xam ne ay bu xale yoo xam ne moom la ñu woon mais kii languñu ci woon man maa wax ak ñoom bañ génn ci affaire yu bari ay nit yu doon jaay seen bopp li ma ci liggéey ba génne leen ci kenn xamu nu mu toll am na ñoo xam ne man maa leen may jëkkër maa dem wuti ku baax présenté leen mais ku baax kooku du xam ne ñii lii leen doon dund avant non ñi am na façon bu nekkee ngi ci ay nit yoo xam daal dañ nekkoon ci yoon woo xam ne baaxul nga récupérer leen waxtaan ak ñoom ba génne leen ci teg leen ci ay loxo yu baax man loolu mooy sama mission fekk nit ku feebar nga fexe ba mu wér fekk nit ku wàcc yoon wi nga fexe koo teg ci yoon fekk nit ku bon ku bon wa bonul sax wala ku wàcc kii daal nga fexe ba mu baax man ci lu baax rek lay dox keese mën nga maa bañ a xam nag maa ngi la sànq ñoo ngi waxtaan ci suuf nga naan ma ay oto bi man dinaa yóbbu safara ñu bari man mi non parce que duñ la xam dañuy toog fa ñu toog xamuñu la jàpp nekk ci sa der bi di la wax lu yu bon yoo xam ne xamuñu la muy kook su yow mar xiyaamee di ngeen ko layoo parce que day fa toog fi muy toog di la sosal di la wax yoo xam ni dara du ci dëgg moo xam ma nga bitim réew mu nga xam te xam nga léegi affaire yi dafa yomb barki démb dafa am ku toog envoyé ma message WhatsApp wax ma wax ju bon man ko est-ce que lii nga ma wax ni yaa ngi koy assumer mun ma luy laal yaa ngi koy assumer waaye nangam taana lay man koy sëñ bi tey ngaa bañ a bàyyi di ma saaga yow xamoo ma di ma saaga mu jaaraat fu bon gën a bon ma jël affaire yi porté ko plainte topp ko ñu convoqué ko mu defe ni woon ay fo la mais bi ma toogee mu toog jabaram toog damaa rus sax mu mag ma fuuf toog ci suuf mook jabaram di ma baalu àq tooñ baaxul su Ndoye Bane waxee dara ci télé bi wala ci rajo bi àndoo ci ginnaaw ab saagakat nga demal ci réseaux sociaux nga saaga. lu tax ñuy ceeb saa rek bañ Ndoye Bane c'est ça bañu ñu ma de man nit koo gis mu bañ ma rek nit ku bon la man nit ku baax du ma bañ. koo gis mu bañ Ndoye Bane rek jubul man nit ñu baax ñi ñoo ma bëgg koo gis mu contre Ndoye Bane bañ ko bay waxee dëng rek doo nit ku baax yow mii di ma seetaan su fekkee da nga maa bañ baaxoo wala juboo comprends nga mais du benn groupe la c'est que souvent da ngay dégg ci réseaux sociaux yi nga dégg ñu naan askan bi ay nit yuy jël ay parole naan askan bi naan peuple bi ma ne kii de xamul lan mooy peuple xam nga lan mooy peuple jour ba Sénégal jógee Coupe d'Afrique ba di ñibbisi ñoon doon leen teeru ba pale ñooñu ñooy peuple du 100 personnes wala 150 personnes yu taxaw fii di wax li lu leen metti loolu du peuple loolu groupe de personnes la donc am na ni ñuy waxee day mel ni peuple bi dafa bañ diw wala peuple bi dafa koñ bi wala ñu naan sénégalais yi bul wax sénégalais yi neel yéen seen groupe yéen wala seen militant nangam wax leen loolu su fekkee sur le plan politique 4 millions xaw ma 6 millions ñoo inscrire 4 millions ñooy voté ñii tax président bi gagné matul sax 4 millions donc ça c'est pas le peuple. D'accord. Ndoye am na action yu positif yu bëree bëri yoo xam ne yaa ngi koy def fële nga dëkk muy Pire lan nga si wundu loo si jublu. non li ma ci jublu mooy man Pire laa dëkk Dakar gi laa juddoo waaye Pire mooy sama dëkk fa laa jànge fa laa defee lépp lu ma am Pire laa ko war a yóbbu voilà parce que Pire li mu def ci man ginnaaw yàlla ak yonent bi samay waajur Pire li mu def ci man benn dëkk defu ko ci man donc man su ma demee ba tollu fenn fi mën lenn li am yenn relation yi lépp lu ma root Pire la jëm li naan guddi Pire man loolu laa gëm loolu nag ba ma koy def booba politique ma woon de mais dama gis ni il faut ñu politique pour dëkk bi mën a egg fenn fi pour faut ñu politique pour mën a am yenn yi moo tax ñu dugg soobu ci politique bi mais ñun bokkuñu comme ku mel ne man bokkuma benn parti politique sama mouvement laa yore tuddi ko mouvement wàllu waa Pire maanaam au secours waa Pire
moom laa yore lépp lu ma gis ni Pire la jekk dinaa ko fexe ñafe góorgóorlu ci pour loolu am loola dem Pire. soo gisee sama question parce que ñëpp am na lu ñuy ruumandaat nee nañ Ndoye Bane dafa bëgg a nekk maire Pire est-ce que loolu loo mën a confirmer la. doomu Pire boo gis yaakaar naa ne su sañoon nekk maire Pire. mais yow en personne. ah bien sûr bëgg naa nekk maire Pire bien sûr bëgg naa ko nekk. ci élection yi di ñëw. élection yi di ñëw nag moom jëlaguñu décision wax ni dañuy dem. nekk candidat wala du nekk candidat parce que ñëwagul parce que groupe lañu mouvement lañu luñ ciy def dañ koy waxtaane parce que ka fa nekk maire di sunu papa Serigne Mboup di directeur u SAR moom lañu àndaloon di liggéey ci législative yi ba ci présidentielle yi yàlla duñu may ndam président Macky Sall gagné fa au premier tour moom moo fa nekk maire ba fi mu ne nii suñu demee ba nga xam ne nag élection locale yi jot na dinañ toog waxtaanaat xool ba xam mën nañoo ànd dem ci maire yi wala mënuñoo ànd loo gis waxtaan la. tey lan mooy ay urgence Pire la nga xam tey jii président Macky Sall war na ci taxaw pour que Pire moom xëy na egg fa nga ko bëggee. waaw urgence bi mooy xam nga dëkku diine yëpp président baa ngi koy defar dëkku diine yi la mu def Ndiassane la mu def Tivaouane la mu def Thiénaba la mu def dëkk yu bari ci dëkku diine yi ñun Pire ay at a ngi ma koy kaas. ay ata gi nii ma koy kaas su gàmmu jotee duñu am fu ñu gàmmoo dañuy bâche pour gàmmu te loolu du yoon dëkk bu toll ni Pire bokk jumaay Pire di jumaa ji mag ci jumaay Sénégal sunu daara ja ñu am ko depuis 1603 jumaa ja 1611 premier université islamique du Sénégal war nañu dépasser di bâche pour gàmmu comprends nga war nañoo góorgóorlu ci jeunesse bi liñ ci war a góorgóorlu mooy amuñu foyer des jeunes tey ji soo bëggoon a woote léegi benn réunion pour les jeunes doo am foo ko defee parce que foyer ba kenn xamul lu mu nirool beneen bi mooy stade ba terrain ba am nañ terrain mairie ba góorgóorlu nañ ci mairie bi góorgóorlu na ba miiree ko defar yu bëree bëri mais tamit dañoo war a am stade municipal maanaam stade municipal bu méngoog dëkk ba voilà war nañ ko am famille groupement famille financement yi ñuy dégg ci dëkk bi à part financement bi leen maire bi di jox souvent financement yi ministère de la femme di joxe ñun famille Pire yi war nañ cee am donc waaw sunu hôpital yi ay scanner ak yooyu ñoom tam yi femmes yi def échographie yooyu dañ ko war di soxla ci dëkk bu mel noonu xam nga nu mu tuddati liggéey maanaam dëkk ba jë boppam jeunes yi liggéey amu fa lu dul comme li xew ci yeneen dëkk yi dawal Jakarta dawal Kalando dem tool looloo fa xew suñ toolu ñambi yooyu am fa Pire nga xam ne dëkk ba yëpp ñambi la état bi war na mën a ñëw exploiter ñambi ji def ci dara ubbi fa benn usine boo xam ne jeunes yi dineen liggéey ci loolu marché ba sunu marché ba depuis 1912 la am na benn marché bu bees bu ñu daggaloon boo xam ne dañ ñëwoon dañ koy defar ko depuis 2015 xaw ma 2016 marché bu bees boobu ñun daggaloon ñu dañ koy tabax ba léegi chantier ba avancé wul donc yooyu noonu dañ ciy ñaax maire bi rek ñu jëm ci gën a góorgóorlu su fekkee état bi la tamit état bi gën cee góorgóorlu gën a gëstu waa dëkk ba waa gën a gëstu parce que lu am solo la dëkk bu am solo la ku fa def dara di nga dem kanam de ku fa deful dara tamit ñun xamuñ ci yow dara mais ku fa def dara jëm kanam. bu sukkandikoo ci bilan bi nga wax ni bu élection yi nekkoon suba président Macky Sall day ñàkk Pire. non président Macky Sall fii ak maa nga fa du ñàkk Pire de. kon liggéeyu fa dara kii ak doléance yi nga wax ni yëpp. dama ni commune Pire dafa am loo xam ne maire bi la war am loo xam ne état la war te ñun affaire li nga xam ne moom la ñuy def affaire nu mu tuddati les villes religieuses là defe naa ni Pire bokk na ci deuxième phase bi ñoo ngi toog di xaar. waaw Pire bokk na ci deuxième phase bi Pire dëkk ba yëpp ay tali la tali yooyu yëpp état yi ñoo ko fa état moo ko fa def président Macky Sall bi mu nekkee premier ministre def na lu bari ci dëkk ba te daaw fa gëj xaritu maire bi la xam nga xaritu monsieur le maire la woon lu bari def na ko ci dëkk ba xam na li mu war a def ci dëkk ba président bi xam na ko léegi waaw yaaw dafa yeex na te ñun nag duñ fi nekk lu dul di soññ gannaaw Pire rek du commune
ñun nag dinañ toog di ko soññ di soññ lu ñu am jël mais de toute façon mooy dëkk bu ñu war a gestu la. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. waaw di ziar sëñ Bass Abdou Khadre di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér moog taalibe yeeg ñëpp ñu ngi leen di ñaanal waa askanu Sénégal gépp ñu ñaan na dëkk bi taw ba tooy su ko defee baykat yi mën a kii parce que Ndakaaru da ngay gis gars yi di togg ay laaxu dimanche di deg ay cere yi vendredi te xamu dañuy jënd cere. yooyu lañ cay dem maanaam ñoo dàq lekk lu ñu bay te bayuñu te su dee taw yi bari ñuy ñaxtu taw bi dafa bari suñu xamoon li waa dëkk bay daj pour seen cere yooyu vendredi yooyu ak seen laax yi neex su xamoon li baykat bi daj dinañ ñaan mu taw. waaw luy loolu. 400000 pétrole bi. ku bëgg 400000 da ngay liggéey yi ku bëgg 400000 da ngay dem joobi nañ bàyyi seen wax ju bari ji dem liggéey yi. jeunesse bi dañuy topp ay nit ñoo xam ne dañ leen di tardeel nañ dem liggéeyi ñin topp am nañ liggéey de ami kër yu ci bari ñu ci bari dañoo am salaire yu baax am ay kër yu baax jël ay boo yoo xam ne duggugun ci àdduna di leen utiliser man sama yoon nekkul ci 400000 wala 500000 wala 600000 mais dama ni nañ dem liggéeyi amal njariñ sa bopp. amal njariñ sa soxna amal njariñ sa ndey ak sa baay moo gën nekk ci dëkk bi topp ay nit ñoo xam ni xamuñu fu ñuy taxaw